bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi ngeen dal ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média ànd ci nag ak équipe Wareef gannaaw ni ma koy waxee rek ñoom Mamadou Ndiaye waxtu bu dikk bu ne waxtu bu baax la ndax am na ñu toog jàkkaarloog ñoom di leen seetaan dal leen ak jàmm ñoo ngi nuyu sunu PCA mboolem directeur ci biir kër gi ak itam macha allah tout le personnel ñaan yàlla defal leen kendal ak jàmm. kendal ak jàmm itam gudd fan ak wér ñu ngi koy ñaanal ñi nga xam ne ñooy sunu ay kilifa diine ak kilifa aada ñu ngi ciy boole xalifa généraux yi macha allah yal na yàlla sàmmal nu leen bu baax a baax ñu yàgg fi lool te mu ànd ak wér noonu la ñuy duggee ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi di seet malade yi fa nekk ñaan yàlla yëkkati leen te bañ a tëral kenn mu sàmmal ñu itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàlli santé ndax jamonoy mbas la ñu ne njaaye ni sax dañu foog ne Covid bi dafa jeex waaye jeexul nanu daan def ba mu wàññeeku nañ ci sax bu baax a baax bépp góor bu baax boo xam ne rek jamono yii caabi daf la féete gannaaw nu ngi lay masalu coono toogaay yooyu di la fàttali ne yàlla mooy dogal lu mu namm war na lu mu àggale daa jot yàlla na gaaw àgge ci ñoom ñu nar fa jóge bu nu fa jógee itam seen réinsertion yàlla na ko yàlla yombal bu baax a baax a baax jotaay bu ne jotaayu sant yàlla la waaye jotaayu itam fàttaliku sunu wayjur yu baax yi la sunuy mbokk sunuy wasila yi nga xam ne dañ leen a ñàkk macha allah yal na yàlla yóbbu leen ci aljana yi gën a kawe macha allah te itam taas ñu ci barke mag ñu baax ñi 88 la 628 22 22 88 628 04 05 ngeen mën a woote yéen itam wax seen xalaat Wareef daan na indi ay thème bu nekk daan am solo waaye nag rawatina thème bi nga xam ne wax dëgg yàlla actualité la bu dul woon sax actualité dafa jaadu rek ñu def ci taxaw seetlu xool lan mooy maire lan mooy wareefu maire lan mooy taxawaayu maire macha allah boobu ba tey nag ñu dalal fi ay maire yoo xam ne daal bi nu dikkee ñun dal nañu suñu xel bu baax a baax te am nañ ne yaakaar ne looloo leen dal yéen itam bu leen fàtte ci waxtaan bi ngeen bokk El Hadj Ndoye Bane maa ngi leen nuyu bu baax. waaw man kat tooñkat du ma ko tontu yow daal nii rek laa lay bàyyi man kat moom tooñu moom mais te wala ma wax ko ca kaw bokk. déedéet wax ci suuf. jaajëf ñi ngi ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp. di ca jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdou Khadre di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. yàlla ko yàlla def di ziar waa Pire Sañoxor yëpp sunu xalif bi Serigne Mansour Cissé. ak Serigne Maodo Cissé ak mon parent Djibi Diagne. ak monsieur le maire Serigne Boub. di ziar képp koo xam ni da ngay notable ci dëkk ba sëñ Sidi Mbacke. waaw di dalal jàmm sunu invité bi. di ko nuyu ma bàyyi la après nga présenté ko. dëgg la di ziar maire yi fi jaar yëpp. ak maire yi fi war a jaaraat. dëgg la liñ ci jublu rek mooy gën a askan wi gën a ñaax leen ci bëgg seenub dëkk. surtout nag bëgg seen gox. dëgg tey góorgóorlu bu baax a baax ci gox yi ndax gox yi. la ko sama waaj a waxee woon rek waaj a ñaambay. Aliou ñaambay. baadu bi mu ne nii. waaw nee na. Sénégal du jag mukk fii ak gox yi jagul. waaw Sénégal du avancé fii ak gox yi avancé wul. dëgg voilà loolu. ak bu ngeen ma falee. waaw naka la ko doon defee mu ne waaw ak ñun bu leen ma falee. dinaa leen utal hôpital. nee na nañ moytu boobu. dëgg la te loolu te waxtaan wi xam naa ne soo dina ci gën a ñëw. bu baax leen naan la mu saf. ka ko macc moo ko xam. dëgg. togg su naree neex. bu baxee xeeñ su baxee xeeñ. waaw. ki ngay jox sa dëkk. waaw. avant muy falu. na fekk amaloon na la njariñ. amaloon na njariñ dëkk bi. yow dégg naa dëgg de. waaye koo xam ne musta amal njariñ dëkk bi. musta amal njariñ dëkk bi. wala demkatu dëj la demkatu dëj am na ñoo xam ay demkatu dëj rek lañu. ñooñu daf ci am. waaw c'est vrai. am na ñoo xam ne dëj ba dëj nga leen di gis ca gox ba. monsieur Arouna Sarr de ay ree xam nga loolu c'est vrai ci moom. ni c'est que nit ñi ñoo war a xam. waaw ràññee. dëgg la ñii leen amal njariñ. nañ leen fal jox leen gox yi. ñi leen amalul njariñ nañ leen génne dëkk bi. loolu mooy fu laay jaay Dakar. waaye soo jëlee koo xam ne tey jii bal sax mosu koo jëndal waa koñ bi. dëgg. xaar ba élection jot mu ni ñëw fa naan fal leen ma. kii toog dalu ko de. waaw kii nag. moom président au mouvement la. président mouvement la moom spécialiste la en décentralisation. voilà mënoon na ñëw lim di xuus di dem. waaw secrétaire général commune la. kay xam na ni commune di doxee. ràññee na commune ak arrondissement ak département. voilà dégg naa nag daa soxla maire bu Tëngéej. te na ma laaj nee nañ amul leen benn njariñ. yow mii toog sa invité bi nga jël la yooye tey la yooye gën a bari. benn canal waa nga fa. ñaar gone yi amuñu bal. waaw amuñu footballé. amuñu ay moyo. assainissement zéro.
moom du maire nag quoi waaye est-ce que man de yàlla boo ma invité duñ ko gis ci ngénte yi duñ ko gis ci dëj yi gisuñu ko kii ma nga ca dëkk bañ ko affecté rek toog week-end léeg-léeg mu ñëw week-end tëju kenn du ko gis xam nga yooyu nag ñoo leen di joxe ab dëkk te li ma ci jaaxal te moom mi ne la loolu la bëgg daf la intéressé ba nga wari ko indi de déet non c'est que déet dama koo gis muy lu ne mu koy muy yëngal xam nga gars yi film yi ñëpp a jóg di yëngu est-ce que doon nañu yëngu y'a 1 an derrière ci suñu ginnaaw est-ce que daan nañu yëngu 2 ans ci ginnaaw est-ce que daan nañu yëngu am na ñoo xam ne film nii la ñuy commencé yëngu am na ñu bari dañuy dem week-end léegi bi ne élection yi tel jour la waaw léegi ñu bari dañuy dem week-end te daaw ñu dem week-end tabaski duñ dem korité duñ dem duñ fa wooree duñ fa tam xarit duñ fa defee dara xaar bañ ne jour élection yi tel jour la ñu commencé dem week-end loolu du yab waa moom de daanaka mbokk yi bu dee ne yéen a ngi ñuy soog a dab rek ngeen xam ne yéen a ngi seetaan seen émission wareef ñuy waxtaanee rôle lu maire yi macha allah seen taxawaay wax naa ko sànq ñu bàyyi sunu invité mu nuyoo ñu ngeen nuyu nag tey waa Tëngéej yëpp suñu soppe yi fa nekk suñuy xarit macha allah monsieur Arouna Sarr bismillah. Eva Tra ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Sarr di nuyu suñu xarit monsieur Ndoye Bane. di nuyu téléspectateur u TFM yëpp. di nuyu suñu population rufisquoise yi ñuy suivre en direct ci TFM. di am mbégte lool teew fii si émission bi. pour mën a indi ay leeral. si mission maire ak commune. di indi aussi ay leeral si naka la nit citoyen war a taxawee si goxam également. interpellation yi Ndoye Ba doon def léegi xam naa ne day ruube rek. mais ñun moom. waa Tëngéej xam nañ ñu si def social xam nañ ñu également si engagement citoyen. parce que defe naa ne bi Covid bi jaaxalee nit ñi. ba président ne war nañ tëji jàkk yeex école yeex lépp. ñun ñoo jël suñuy moyen bopp sama mouvement conscience citoyenne ànd defar Tëngéej. pomper lépp luy école lépp luy jàkk lépp luy église. même gare routière quai de pêche marché ba ñun ñoo ko pomper. jëndal nit ñi ay gel jox leen ay masque ne leen moytu leen Covid bi. engagement bi yemul foofu. ouverture école bu jotee dañuy jël xaalis. jënd ay fourniture scolaire ay kit scolaire sax jox ko parents d'élèves yi ñu jox seen i doom. parce que seetlu nañ ne parents yi dañoo sonn. te éducation tey ji priorité la. te muy dëgg te ni ñu gisee suñu mutualité di doxee également. daf ci am lu xaw a des. accompagnement day des moo tax ñun en tant que citoyen yemuñu rek di xool. dañuy jëf buñ gisee bërëb daal di tilim dañuy invité population yi ñu def set setal ñu indi suñuy moyens suñuy engins daal di setal gox bi. en tout cas Tëngéej moom boo fa laajtee di ngeen la wax ne Arouna Sarr mi ngi sur le terrain. aux côtés des populations. di leen jàppale pour améliorer les conditions de vie. xam nga Eva dani rôle et responsabilité d'un maire. lan mooy rôle maire ak lan mooy responsabilité am yow mi nga xam ne doonagoo maire est-ce que xam nga lan mooy rôle maire. ak lan mooy ay responsabilité am. waaw le maire moo yor lépp li tubaab naan l'impulsion du développement local. impulsion dans tous les secteurs. développement économique développement social développement culturel maire rôle am dafa transversal maanaam moom il est le représentant de la population dañ ko fal tey jii pour muy fexe indi ay saafara ci problème mu population yi donc un maire doit être quelqu'un d'accessible ku nekk à l'écoute de sa population et puis di communiquer ak population bi parce que di communiquer ak sa population bi mooy tax nga xam seeni besoin mën ci indi ay saafara. le maire c'est l'exécutif local maanaam boo nekkee ci conseil municipal dafa am ay conseillers ñooñ ñooy organe délibérant bi bu ñuy voter budget conseils yi ñooy toog kat voter budget bi mais avant ñu koy voter le maire moo am responsabilité dem ci quartier yi saytu nit ñi seeni soxla diagnostic bi waxtaan ak nit ñi laaj leen lan mooy seeni soxla lan mooy seeni priorité mën ko jël def ko ci projet de budget bu ko defee ci projet de budget boobu la conseil yi di voter bu ñu ko xësee ba voter également le maire moo yor exécution budget boobu. très bien bu ko doxalee ba mu jeex tamit le maire responsabilité am mooy war na rendre compte. à travers document bi ñu naan compte administratif. mais tey jii da ngay gis ñu bari xamuñu luy compte administratif. alors que loi bi permettre na citoyen bu ne boo demee sa mairie ba nga laaj maire kat budget bi ñu la joxoon. lan nga ci defar ak lan nga ci defar mu jox la li ñu naan compte administratif. mooy la situation d'exécution budgétaire. mais malheureusement citoyen duñ ko def boo ko laajee tamit. ñu mere la maire yi dañu réticent te doo xam lan la. man Tëngéej j'ai fait l'expérience bind naa aux 4 maires qui sont à Rufisque mais ba tey jotaguma benn réponse
alors que l'article 6 du code général des collectivités locales indique clairement que tout habitant ou contribuable a droit de recevoir copie à ses frais de toute délibération du conseil municipal. mën a xam li xew. waaw mais nag frais yow yaa koy fay. dëgg la mais souvent ñun contrôle citoyen bi ñu war a def ci suñu gox yi. duñ ko def. également le citoyen loi bi may na ko ci même article bi mu def ay propositions yoo xamante ne day améliorer le fonctionnement de la municipalité. yow même boo nekkul conseiller nekk citoyen simple. loi may na la nga bind au maire nekk kat gis naa ne lii ak lii boo ko defoon mën na améliorer le fonctionnement de la municipalité. donc citoyen dafa am rôle bu important bu mu war a jouer ci fonctionnement municipalité. kon parce que yow tey jii booy def say contribution mën a am aussi compte administratif bi xam maire li muy liggéey yow suba maire war la mën a nax. mais ñun du ñu dem ci maire yi di leen laaj lan mooy compte administratif ana li nga liggéey. alors que loi bi permettre na la ko boo bindee daf la war a jox copie. nga fay frais de photocopie. ok mais souvent ce contrôle là waaw. dafa bari ay jeunes Eva yu bëgg comme ni ko Eva di waxee. yu bëgg a nekk maire. yoo xam ni ay jeunes de 30 ans la ñu 35 ans ba 40 ans. waaw dañ bëgg am nekk maire. lan mooy personnalité ban personnalité la ki nga xam ne moo bëgg a laaj maire ban personnalité la war a am nu mu war a mel. waaw ki bëgg a jël. la personne bi nga xamante ne moom lañ gën a indiqué pour mu nekk maire mooy koo xamante ne day déglu nit ñi mën a nekk à l'écoute de sa population mën a également am volonté indi changement ci conditions de vie des populations kooku moo gën a yelloo nekk maire. mënuñu jël ay politiciens traditionnels yoo xamante ne yaa ngi ko doon wax léegi amuñu benn engagement citoyen musuñu defal dara askan bi xëy suba fal leen maire mais dañuy continuer nekk niñ meloon. maire dafa nekk une personnalité boo xamante ne dañ koy jël ci biir gox bi. ci biir askan wi pour mu nekkal fa waa askan boobu. day fekk mu am nu mu meloon avant. waaw dafa war a nekk nit koo xamante ne dafa. mën a jaxasoox nit ñi mën di saytu soxla askan wi. mën a nekk un serviteur de la population tant que mënoo nekk serviteur de la population yow mënoo nekk maire parce que maire du buur ab ndaw la ku ñuy yebal. ndawalu buur la ñun ñooy buur ñun population yi ñun ñoo koy dénk suñu sañ-sañ. ñun ñoo koy jox li mu yor ñoo koy fal. donc moom tey jii population yi la war a teewal. waaye fu mel ni Tëngéej. monsieur Sarr gérer ko dana jafe de yéen Tëngéej rek ku taxaw ci propreté ak assainissement rek problème dikk na. waaw Tëngéej dañ ko yaakaar rek mais Tëngéej gérer ko war na mën a yomb. ndax bu amee communication bu ci war. waaw ñu delloo population yi la responsabilité de la salubrité publique. waaw yaakaar naa ne buñ ko jëlee en charge. Tëngéej mën na changer. li ci am mooy action yi ñuy def dañ ko dul def en concertation avec les populations. d'accord te ñoom tey jii ñoo war a nekk au cœur des affaires locales. nit koo gis maire doo xam sax li muy liggéey xamoo budget bi mu yor. Tëngéej boo defoon micro trottoir laaj leen budget bi ñaata la duñ ko xam. xamuñu li ci maire di def buñ su amee soxla la ñuy dem laaj maire alors que mécanisme yi loi bi wax du loolu. ñu ngi nuyu maire bi bu baax dafa war a am. waaw woo naa ko ñu ngi nuyu maire bu Tëngéej wax dëgg yàlla. woo naa ko bërki démb rek. pour mu teew. mais dafa am lu ko gàllankoor moo tax. mais bëggoon na ñëw waaw. man damay inviter les maires ñu gën a rapproché wu des populations. c'est vrai mën di waxtaan ak ñoom. parce que le développement aussi est inclusif. il faut que population yi ñoom seen bopp jël responsabilité porté que. pour que mu mën a dox. mais booy def sa budget doo dem ci quartier yi. doo invité nit ñi ñu dem ci mairie ba également. duñ xam li nga liggéey mais lii discours ku faloogul la de. ñi faloogul yëpp nii la ñuy waxee de mais su leen falee ñu wut numéro bu bees. takk jabar ju bees jënd oto bu bees ut kër gu bees. promotion day am na baat ñaare dégg naa jigéen bu amee promotion da koy dugal ca biir këram góor bu amee promotion mu indi ko bees teg waaw noonu la gars yi dañuy laaj mairie bi waaw ba jox leen mairie bi ñu wut net bu bees numéro téléphone bu bees benn portable bu bees ñaar jabar ju bees kër gu bees oto bu bees daal di tëju complètement donc jikko yi koo xam ni dana la tontu léegi koo xam ni faloogul waaw
moom bokkut ak ku falu. daa xam bokkut ak ku falu. xam nga maire yi fii taw yi. parce que fan yii yëpp ay maire la ñuy dalal. gisoon ni ñuy ñàkkatooy xepp pour expliquer. waaw mais ki nga xam ne faloogul. day suy expliquer day nekk à l'aise. d'accord parce que. waaw yenoogul mbiri. waaw mbiri yombul de sa waay sëñ Sarr. waaw loolu am na. gestion municipalité du ay caaxaan. parce que boo nekkee si biti. mën nga foog ne ay caaxaan la. mais de l'intérieur man mi si nekk xam naa ko. parce que man je suis secrétaire municipal de fonction. xam naa nu maire yi di doxee. dëgg la maire yi du da ngay soxla xaalis léegi rek dem trésor bind ñu jox la. marché yi dafa am procédure de passation de marché boo bëgg a réagir sax il faut nga jaarale ko si loi bi li mu ko waxee. très bien. donc nit ñi aussi il faut que muy am li ñu naan planification du développement. maire bu bëgg say mbir di dox. da ngay def une planification stratégique mën a waxtaan ak say population planifier lépp. bu si boobaa après exécution bi day yomb. très bien nga am aussi ay mécanismes de suivi évaluation. loolu bu amee da lay yombalal liggéey bi. ñu ngi doon expérimenter au Sénégal le budget participatif. mais jusqu'à présent maire yi koy doxal dafa des. budget participatif dafa nekk benn mécanisme boo xamante ne la day permettre l'implication des populations dans les affaires municipales. très bien foofu nga tegee loxo Ndoye Bane dinañuy gis bu ñenn ñoo xam ne dañuy def atelier de formation dañuy defal ñuy renforcement de capacité wala yu ni mel est-ce que maire yi bu ñu demee ba toog am nañu ay ndaje yoo xam ne ñoom dañu koy am te bokk ko nga xam ne au sortir de là-bas ku ci nekk di nga xam li nga yor entre les mains li muy jëriñ. waaw xam nga loolu tamit Eva question bu ñu war a mën a bàyyi xel la. d'accord maire dañ koy fal sans mu am profil pour gérer. c'est vrai. buñ ko falee bu pare. loi bi dafa ne le maire a droit à une formation adaptée mais malheureusement au Sénégal. amul prototype de formation destiné au maire. li ñuy gis mooy ay ONG ki ay projets ñooy ñëw di former les maires. de manière dispersée et sans coordination. loolu aussi problème la. buñ falee nit. dañ ko war a mën a former. bu amul. compétence bi tàggat ko ba mu xam li mu yor naka la koy doxale ci yoon mais malheureusement au Sénégal dañuy fal nit bàyyi ko muy tëñëx balaa muy comprendre dina def 1 an ou 2 ans dina mbëkkante ba sonn te dana am lu mu yàq dina am lu mu yàq sax far xam nga tey jii parce que dina ñëw fekk ñu doon liggéey mu ne déedéet damay indi samay nit jaxase mais fi nga teg baaraam am na solo de te du noonu est-ce que xam ngeen ne ñun bokk na ci lu ñu yàqal Awa Diop ba fi nekkoon jóge na fa bu demee na balee na yóbbaale nitam yëpp yooyu tam bu ñu ko bàyyiwul ci institution yi dana am ay manque ay yëf yi fa xew parce que institution dafay demeurer am na ñoo xam ne dañ fa war a mën a nekk war fa mën a toog mu nekk continuité est-ce que du formation boobu ngay wax est-ce que du formation bi moo war a gën a jiitu bala nga naan candidat la nga dem def fi formation parce que keroog man bi ma gisee le professeur Aline Mbaye ndax noonu Aline Mbaye ñëw mu ñëw dama dem inscrire ca école am ba. dem nga. waaw. yow mii toog waaw ca Thiès. jàngi développement local. waaw ci virtuel et puis virtuel fu waay nekk da ngay jàng léegi. waaw c'est parce que da ngay xam ni kii. waaw lii nii amal na la njariñ soo ko jàngee dina am njariñ. te muy dëgg nga dem jàng ko am na ñoo xam ne nag dañ koy maanaam amuñu formation bi ba pare. bëgg a taxaw. wala ñu xaar ba taxaw nekk maire ba pare bëgg a jàngi yow bala ngaa mokkal sa mandat jeex. waaw Ndoye loolu problème la. moo tax maa ngi doon wax léegi profil pour nekk maire. c'est vrai dafa jot état réfléchir si. dëgg la ñi nekk maire autorité la. te du ku nekk moo ko mën a ne. déedéet da ngay gis nit mësul lire le code général des collectivités locales. ñëw taxaw ne maire la bëgg ne. dëgg la yow xamoo mbir mi nu muy doxee xamoo lu nekk si biir. wax nga loo xam ne ñun bi ñu waree waxtaanee maire yi dañ ko ubbi tuuti pour xam li xew. mais mooy yoon au moins boobu mooy charte bu mag. bi nga xamante ne moom lañ fixé règle yi ngi doxal yëpp municipalité ak conseil départemental. mooy le code général des collectivités territoriales. c'est la loi 2013-10 qui a été votée le 28 décembre 2013. waaw boobu mooy charte bu mag bi nga xamante ne. moo yor lépp li nga xamante ne. noonu la ñuy doxalee maire yi ak gox-goxaat. mais monsieur Sarr mu jaay tuuti Tëngéej parce que li may wax ku jóge ci gox da nga ñu wax gox ba nu muy doxee cosaan bi sax amaan na historique ba non dama bëgg mu tëjee ko parce que dama bëgg mu wax ni askan wi nag waaw lan mooy seen rôle parce que tey ji askan yi classe Ndoye Bane gi tëdd ci seen taatu garab añ ba suur naan sam soow teg sa ataaya sab jeeg nekk sa kawet yor wantaayam dina ëpp te nga naan maire bi def fi dara askan wi lan ban rôle lañu war a jouer ñoom it
pour que maire bi mën a am lu mu liggéey waaye tëdd rek ñu yàq ñe sarte naan maire bi def fi dara tamit loolu yomb na de. waaw Ndoye man moo tax sax sama mouvement ma tuddee ko conscience citoyenne le citoyen dafa war a am taxawaay bu mu war a am ci goxam. dëgg waroo mën a nekk rek un observateur da nga war a nekk un acteur de développement. c'est vrai. di fexe nan la ñuy améliorer les conditions de vie des populations. mënoo jug ne population nga sama yoon nekkul ci maire bi ni muy doxalee. loolu irresponsabilité la. dëgg la. maa ngi ko doon wax sama tàmbali ne la le contrôle citoyen de l'action publique. tey dafa war a nekk une réalité dans nos collectivités. di saytu li maire di liggéey. comme maire yi duñ def bilan. ñun citoyen ñu laaj leen compte administratif. maire bu doxalee budget ba mu jeex. te loi bi permettre na la que mën nga dem ci moom nga laaj ko budget bi kat lan ak lan nga ci def boo joxee nit 1000 francs ne ko demal ma marché. bu ñëwee war na la wax li mu dugg. dem naa jënd naa pomme de terre jënd naa soble jënd naa poobar lii laa dugg loolu mooy bill mooy compte administratif. te citoyen bu ne loi bi permettre na la nga mën a am accès à ça. c'est un droit que nous confère la constitution. Malheureusement citoyens yi duñu exercer seeni droit yëpp. non mais comprendre naa li nga wax Eva li ma bëgg a gën a leeral comme maire yi comme kër. comme kër. grand man dama nekk sa kër. sa soxna nekk ne le. waaw heure añ su jotee ma ñëw añ. waaw te naan añ bi neexul te dërëm defuma ko ca añ ba man jàppale wu ma la ci dépense bi. jàppale wu ma la ci ndox mi jàppale wu ma la ci courant bi te ponkul magum jëmm laa. maa ngi liggéey di amus tuut amul sama benn dërëm buy dem ci dépense bi ngay joxe. te heure bu sa soxna taajee añ bi ma ne añ bi neexul kooku noonu lan moo ko war kooku noonu est-ce que war na taxaw ni añ bi neexul kooku nga xam ni participé wul dara ci añ bi. ah kooku moom dafa du bale ci kër gi. noppi rek. waaw loolu nag lekkati noppi. loolu nag moo bari ci dëkk bi. da ngay gis ku nekk ci dëkk amulul benn njariñ dëkk bi. du setal nekk loxoom nekkul fenn moom daal ma nga ca Facebook ba. wala ma nga ca mbedd ma. di saaga nit ñi dëkk bi doxul maire bi def fi dara wala président conseil rural bi xaw ma def fi dara di critiquer te yow sa bopp. kaw si maire bee la tane. dëgg la loolu noonu ñooñu nit ñi mel noonu lan nga leen di wax. dama leen di wax ne ñu ngi caaxaane lu garaaw. parce que ñun suñ génération wala génération bu ne da nga am un devoir. vis-à-vis des générations futures. ba fekkee benn situation dëkk di ko dund yow bu dee nit nga citoyen bu normal nga war nga wax kat man damay participer à l'éducation de ma cité. fexe li nga xamante ne ñëpp ko bokk nga fexe même bu dul da ngay contribuer financièrement. mais bu ñu la soxlaa nga ñëw taxaw waxe sa xalaat. joxe sa xalaat fexe mbir yi di jëm kanam boo gisee aussi lu dul yoon nga dénoncer que dénoncer nag du critiquer du aussi yàq. mais dénoncer de manière objective. fexe mbir yi jaar yoon. ñun invitation boobu la ñuy inviter les jeunes au niveau du mouvement conscience citoyenne. à avoir un comportement responsable. vis-à-vis de nos population et vis-à-vis de la gestion de nos municipalités. Mouvement national, international ou local? waaw mouvement bi daanaka nag mouvement départemental la mais allure yi mu jël nii moom mi ngi jël allure au niveau national et international. Eva neen nga présenté ko Tëngéej ñaata commune la ñaata commune moo fa nekk. waaw ak et puis nee na la sànq dëkk bu naqaree jéem et puis am nga fa ay ñeneen ñu duyoo doog yaa soxla mairie ba. dëgg la maam góor jasaaka nga fa te dëgg naa moo yëngal gësam. dëgg la moom maam góor. waaw moom suñu moo leen tere nelaw nag maam góor ñoom moom suñu xarit la kenn yend maire ba nelawatul. waaw moom mii nelawatul. maam góor moo def képp ku fay candidat nelawatoo ndax maam góor. ñu ngi nii ku ciy ñëw émission sax da ngay tàggu maam góor ndax dañoo rag ñemewuñu maam góor. bàyyi la nga toog waaw dama koy ne Tëngéej. waaw dëkku histoire la. boo xoolee Tëngéej ñu ngi ko créé en 1880 moo mag sax Dakar. di dëkk boo xamante ne avant les indépendances réunion yu bari fa lañ ko daan tenir. décision yu mag yi ñu daan jël si biir réew mi. Tëngéej lañ ko daan jël. effectivement Kadiba. waaw donc Tëngéej du dëkk boo xamante ne dëkk caaxaan la. dëkk bu mag la te tey jii dama seetlu ne dañ ko seetaan état lay interpellé. mais Tëngéej une ville qui est à 25 kilomètres de la capitale. warul yor xam-xamu kanam bi mu yor nii. ak histoire bi mu am. ak histoire bi mu am. tey jii waroon nañ ko mën a fexe moderniser. mu nekk une ville moderne
à l'image de Guédiawaye à l'image de Pikine li may waxaat dafa am solo mooy Tëngéej tey jii am nañ ville bi moo nekk ci kaw la ville de Rufisque mais dafa am ñetti communes yu ko séq muy la commune de Rufisque Est la commune de Rufisque Nord ak la commune de Rufisque Ouest ñetti communes yooyu ñooy former créer ville bi moo yor lépp lu ñu naan mutualisation des compétences des autres communes mais tey jii dafa am confusion totale ville bi du liggéey yeneen communes yoo gis seen impact dans le vécu des populations loolu aussi dafa nekk problème à Rufisque may ñaan suma mbokku citoyen Tëngéej ñun ñëpp politique baax na mais ñun ñëpp nañ xam liñ bëgg man en tout cas Tëngéej moo tax may politique parce que musuma adhérer à aucun parti politique mais bëgg naa ñun ñu toog daje waxtaane musuma bokk benn parti politique très bien mouvement nga yor mouvement laa yor bokkuma opposition bokkuma parti au pouvoir dama bëgg sama gox changer tey soo amoon changer de visage moo tax may politique fooy penché wu tuuti foo jëm fi may jëm mooy Tëngéej ci askan wi ci askan bi laay penché dama bëgg Tëngéej mu nekk une ville moderne très bien bëgg naa ñun ñëpp ñu toog waxtaan fexeel jëmale kanam Tëngéej parce que Tëngéej tey dafa soxla ñu ko taxaw waruñu mën a dem en rang dispersé wala di nax politiciens mais ña fa nekkal état te li ngay wax est ouest nord yëpp Tëngéej non Tëngéej am na ay député am na Seydou Diouf def genre foofu la nekk Seydou Diouf waaw mais moom xanaa waxtaanoo ci moom pour que ñu jéem a parce que ñoom dañ leen a fal pour ñu xaw a góorgóorlu ci dëkk ba tuuti tey ci ñu sa ngi nuyu suñu frère boobu Seydou très bien tey ci sa seetlu am taxawaay la si Tëngéej très bien mais des na ku am taxawaay la aussi au niveau national mais ñoom dafa am lu leen xaw a tënk tuuti mooy seen coalition Benno Bokk Yaakaar bi te dañu am patron donc duñu am trop liberté d'expression wala duñu mën a su du moytuwul nga yóbbu leen ardo de mais tey ci sa Tëngéej lañ bëgg a defar tey ci sa seetlu boo toogoon rek nekkaguloo maire parce que bu maire bi toogoon buñ ko laajee yan problème la am dana ko wax mais yow ni nga toogee xam Tëngéej juddoo fa màggee fa lan nga gis ne lu laaj taxawu la urgence tey muy programme waaw muy urgence mooy éducation bi njàng mi Evatra ñun classe yi ñu fekkee suñu mag ya suñu papa yi doon si jàng ba tey suñu rakk yi si la ñuy jàng nga ni suñu doom yi sax les infrastructures sont vétustes dañu màgget te municipalité ak état defuñu dara pour renouveler santé également amuñu ay infrastructure de santé yu baax hôpital Youssou Mbargane moo fa ne mais Juma Jang nga ciy góorgóorlu yow seeti nga Juma Jang Jaxate Juma Jang non gisaguma seeti ko nag xam nga maa ngi naan sama xel baneen bu am solo boo xamante ne dañ ko soxla mooy santé municipalité yi dañu war a fexe di jël en charge les couches vulnérables ñi nga xamante ne seen loxo jotul seen ginnaaw dëgg la ñooñ dañ leen war di mën a jàppale buñ feebaree ñu mën leen faj commune bu góorgóorlu tuuti taxaw ci éducation taxaw ci santé taxaw ci réseau d'assainissement bu baax ak salubrité publique mu dox defe naa ne dëkk bi dox dëgg la li ci des ay mottali lay doon mooy encadrement jeunesse bi ak formation bi ak utal ko ay mais pourtant Tëngéej am na ay cadre yu bari am na ay nit yoo xam ne vraiment ay nit yu ñu respecté la ci réew mi ñuy góorgóorlu ci social est-ce que ñooñu yaa jëm gëlee na dajale pour xool noo leen mën a àndee nekk wenn say xàccandoo dóorandoo par exemple ku mel ni Juma Jeng loxoom day dem lu bare bari ci santé beeg ñoom seen naka kii jalbaas waaw baas waaw da gis ay ambulance ak ay yu bari doomu ajaajal waaw est-ce que doo ko seeti ngeen ànd ñu mel ni Juma Jeng ngeen ànd di xàccandoo di dóorandoo c'est loolu dina ci am solo de waaw ndoy suggestion boobu am na solo nañ ko dem seeti c'est vrai mais en tout cas ñun fu mu toll nii loolu daf nekk suñ priorité lépp li nga xamante ne képp ki nga xamante ne doomu Tëngéej la actuellement ñu ngi dem di la tàllal loxo pour ñu defar suñu dëkk est-ce que yaakaar nga ni yaan gox yu mel ni Tëngéej nga xam ni ñu mel seen doole bariwul noonu ñi mën dara tout le temps dama koy wax ci samay discours ñi mën dara du ñu ànd jéem a jiital kenn xàccandoo dóorandoo pour l'intérêt de Tëngéej même communes yu baree bari noonu la ñu mel da ngay gis yow nga nekk fi jaar ne kee jaar ne te tasaaroo boobu noonu day néewal doole gox bi te suñu booloo xàccandoo dóorandoo te dëkk ba ci boppam moo ciy gagné ndax moom mouvement bi yàgg na waaw mouvement bi on l'a créé depuis 2014 depuis 2014 waaw di waajal
waaw 2014 déjà j'étais candidat aux toog élections municipales. d'accord waaw nekkoon naa candidat depuis 2014. voilà man ñëwaat ci mbooloo mooy doole boobu ñuy wax ñi nga xam ne dañoo mën dara. di liggéey mun leen àndandoo boole seen i Dakar ak seen i déem pour l'intérêt de Tëngéej. waaw appel boobu dafa am solo te maa ngi profité si sa tribune bi di ko lancer à tous les leaders locaux de Rufisque pour que ñu doon benn pour l'intérêt exclusif de Rufisque. parce que bu ñu fi bëggee jëlee lu fi ne il faut ñu fédérer suñuy force. dëgg mën a xàcceendoo dóorandoo man j'ai l'habitude de le dire bu ma gisee ku ma gën a engagé pour Tëngéej pare naa pour topp sa ginnaaw. ah ça c'est bien ça. loolu baax na. bu ma gisee ku ma gën a engagé ci Tëngéej. pare nga naa pour topp jàppale sa ko ginnaaw. très bien. te su waa ku wéet di nga xam ba xam kii moo la mënam déet. li am solo mooy est-ce suñu que développement affaire mën la sax mën mooy man bu ma nit ëppee pas-pas ci dara ma fekk si ko ci mbir mi waaw loolu la du affaire mën sax. man de ku ma wan ne yaa ma gën a engagé pour dëgg la développement Tëngéej pare naa pour topp sa ginnaaw. xel da koy nangu yombul dëgg de yàlla. waaw léegi Ndoye Bane façon bi nga xam ne moom la ñu teg léegi basé ayca bëggoon nañu xam nga damay wax rek toujours bëgg nañu daal ci thème mu maire yi liñ ci jàng bari ñun dañuy dégg décentralisation. am na tey ñoo xam ne dañuy seetaan mel ni Awa Diop duñu xam sax lan mooy décentralisation te moom expert la ci. merci Eva si sa question boobu décentralisation du lenn lu dul dañuy rapprocher l'administration des populations. d'accord moo tax état jël si dooleem. wàññi ko créer maire yi jox ko ay pouvoir ak ay sañ-sañ. parce que yaakaar na ne maire bi dëkk sa gox ba pour mu doxal liggéeyu état aux côtés de ces populations mooy gën a yomb que état gérer lépp. dëgg pour mën a gën a doxal mbir yi moo tax état créer li ñu naan décentralisation. rapprocher l'administration des populations. administration boobu nag ñi koy yor dafa war a dañuy gérer un service public loo xamante ne da ngay nekk démembrement état lépp lu war état da lay war le maire a même des missions de police au niveau de sa municipalité. d'accord donc maire du autorité bu am solo la pour développement dëkkam dafa doon koo xamante ne tey jii moom lañ dénk le développement inclusif des populations. coowal découpage bi dégg nañ ko itam. waaw découpage defe naa ñi ñam ngeen ci de. waaw moo waral commune yu bari yi foofu xalaat. waaw découpage bi moom ñun dañu naan ville de Tëngéej du yoon kenn du ko supprimer. d'accord te tey jii bu ñu waree def yenn réforme yi. damay inviter nos autorités à ce que ñu gën a mën a dialoguer ak les populations. nit ki lépp loo koy defal tey waxtaanoo seex moom. tu le fais contre indi problème. donc nañu gën a waxtaan ak population yi ñu xam li ñu bëgg balaa ñuy toog ci kaw rek di jël ay décisions. ville de Rufisque moo mag ñu bari. mag ñi nga xamante ne ñoo bëgg a supprimer ko. donc nañu réfléchir. waxtaan seex waa Tëngéej. waxtaan seex ñi nga xamante ne ñoo ŋànk gox yi. ba ñu mën a xam lan moo gën ci Tëngéej ñu def ko. dégg nañ ni tey ji ku bëgg a dem élection coalition da ngay joxe 10 millions est-ce que fi mu nii pare na nga commencé ngaa defar sa coalition 10 millions yeeg yooyu ñoom seen bari na wala bariwul ou bien dañ ko war a yokk naka gisee lool. en tout cas pour man nag. mouvement bi dégg naa am ngeen 10 milliards moom 10 millions du dara ci yéen. caution bi 10 millions moom 10 milliards ñoom mouvement bi 10 millions dara ci ñoom de. dégg naa denc ay suñu engagement dépassé na 10 millions. non moo dégg naa denc ngeen lu ëpp 10 milliards 10 millions du dara ci yéen. non dencuñu léegi xaalis moom dafa ñëw audité wala la. non dama ko audité naa ko bu yàgg kii soit grand bi kay day nax nit ñi rek ah. en tout cas ñun moom pare nañ pour dem waxtu bi nag tey élection te caution duñu tere dem élection. ok caution léegi nag façon falin bi baawoon dialogue politique bi dindi am na lu mu saafara. la nga xamoon ne tey jii waa Tëngéej dañ la daan fal. ñu dugg ba ca biir conseiller mbuxum ko fal Ndoye Bane. léegi raw gàddu la. waaw boobu moo gën. waaw su Ndoye Bane ak monsieur Sarr di xëccoo Tëngéej monsieur Sarr su ma ëppalee benn nit mooy nekk maire. waaw léegi noo gisee boobu baax na defe naa ne. waaw boobu defe naa ne nag mooy li gën. parce que population yi vraiment ñoo war a élire seen maire. mais ni ñu ko daan defee bu njëkk. conseil yi ñoo daan élire maire. mais léegi bu ñu ko defee suffrage universel direct. daanaka maire bi day refléter aspiration population yi ak seen volonté. commencé ngeen waxtaan pour ànd coalition bi ñu ngay waxtaan. waaw ñu ngi liggéey déjà ci ay projet d'alliance.
waaw mais nag ñun bu ñuy dem alliance dañuy dem ak ñi nga xamante ne ñoo bokk ak ñoom vision. bokk ak ñoom gis-gis. très bien Ndoye Bane bu ñu yóndoo Facebook rek ñu ngi ñuy xamal ne c'est un homme très engagé keneen nag ñu naan macha allah keneen na ngi naan toujours égal à lui-même kon boog bu ñu doon gëstu tey waxtu bi daf ñu xoj lool ndax euro dafa xew te TFM itam bëggu caa des gannaaw. match yi moo tax match yee ngi ñëw. ñi nga xam ne ñoo koy waxtaanee daañ fi teew bu kenn bouger bu kenn changer place. lépp loo xam ne bëgg ngeen koo xam ci euro rek topp leen TFM dina leen indi lépp tegal leen ko ci kaw table bi macha allah ñoom Mame Fatou Ndoye ñoom Mamadou Ndiaye. ñoom Diawo defe naa. mënoon na ñëw liim di dem. ak Malick Thiandoum sunu xarit macha allah. très bien Ndoye Bane waxtu bi nag dab na nu d'accord ma bàyyi ko mu tàggoo ak euro bi kan moo ci sa équipe. waaw mais ñu ngi leen di gërëm ci invitation bi. ci opportunité bi ngeen ñu jox ñu mën a présenter le mouvement conscience citoyenne ànd defar Tëngéej. di leen remercier sincèrement. di wax ne euro bi ñun. jotuñu sax am jot suivre ko normalement à cause de la politique waaw suñu engagement heure bi moo toll foofu replay yee ngi waaw moo tax seetaañu ko trop mais tamit on souhaite bonne chance à la France. d'accord waaw mooy équipe bi may supporter. très bien kon merci beaucoup ñu bàyyi la nga tàggu waa Tëngéej rek ñu ngi lay xool de. waaw waa Tëngéej ñu ngi leen di ñaanal vraiment pour élection yi di ñëw. ñu def un choix utile. def choix maire boo xamante ne. dina mën a indi le véritable changement à Rufisque. ñu ngi leen di nuyu di leen wax à très bientôt. inchallah merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup. ñu wax ko nan monsieur le maire. à très bientôt waaw monsieur le futur maire de Rufisque. amiin waay le futur maire de Rufisque ñu ngi nuyu maire de Rufisque bu baax a baax a baax te di ko ñaanal yàlla waxtaan nag. nii la wareef nii la maire Rufisque xam naa day bàyyi. maam góor day bàyyi jeunes yi dem mais maam góor ñoom ñëpp nag moo leen teree nelaw. waaye nag su maam góor dinaa ko wax mu moytu kii. parce que gisuma woon kii. waaw gisoon naa maam góor mais force tranquille ma bàyyi la nga tàggatoo maam góor mon ami maam góor ñu ngi koy nuyu bu baax. macha allah di féliciter monsieur le futur maire de Rufisque. di ziar waa Rufisque yëpp di la remercier ci disponibilité bi. di leen tàggu rek incha allah ba altine ak jàmm. très bien incha allah su dara soppeekuwul. altine di ngeen fi am le monsieur le maire de Thiès Talla Sylla incha allah tey dina fi ñëw ak i bagages yu bare xam ngeen Talla rek ak ay bagages am. waaw ak ay bon bagages week-end à tout le monde. miin nga dem xam nga réalisatrice su tooñkat laa mu ne naan fii daal amul basang ay chaise fi ne loolu daal la ma wax. waaw man nag yooyu du ma ci dugg. wax na dëgg de fii moom amul basang. très bien ñu ngi nuyu Talla Sylla gannaaw moom macha allah dañ ko war a recevoir altine. ñuy ñaan yàlla nu àgg fa ak jàmm ba weesu ko sax nag. nuyu nag waa Rufisque yëpp macha allah maman Julia ñu ngi koy nuyu yaay Jatu ñu ngi koy nuyu sama yaay yi fa nekk yëpp sunu yaay yi fa nekk noo ngi leen di nuyu ak sunuy nijaay ak i papa di remercier képp ku toogoon jàkkaarloog ñun. may remercier également Manti Traoré ndax wax dëgg yàlla bii daf ma bettee grand boubou bu rafet macha allah namatuma yoonu Mali moo tax maa ngi leen di jox numéro bi ma nga nekk ci 77 321 08 74 77 321 08 74 remercier également ki nga xam ne mooy coiffé saa su ne muy Ndey Ami coiffure borom Fatmata coiffure ma nga nekk ci 77 648 56 monsieur Arouna ñu ngi koy remercier Sarr kontaan nañu ci wax dëgg yàlla déplacement bi mu def Mia Ndour yow itam ak sa régie ñoo ngi leen di wax jërë ngeen jëf képp nag koo xam ne euro bi intéressé na la leen ci TFM détail yépp dinañ la ko indil ci li nga xam ne mooy coupe euro bi incha allah jërë ngeen jëf ba altine ak jàmm ak cofeel gu dul jeex.